Perfect Man, le soin des hommes d'action. Produit d'Uniparco Cosmétiques. politique encore une fois ci Talk de Sen TV Mamadou Diop Decroix mooy suñu gan Mamadou Diop Decroix mu def nag benn manifestation bu am solo di congrès d'investiture am mobilisé gu am na sax ñoo xamante ni xaaratuñ ko woon ci AJ/PADS bu Mamadou Diop Decroix ñu ngi wax près de 3000 personnes foofule ca place du souvenir am ñeneen ñu contesté yooyu les chiffres mais daal mobilisé na mobilisation bu takku fan la jëm ak boobu mobilisation moom Decroix mi nga xamante ni bokk na ci xar kanamu langue politique gi tey fii ci Sénégal loolu bokk na ci li ñuy waxtaane kon ci Talk de Sen TV Aminata Dramé. asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yu Sen TV amati nañu mbégteel rek dalal leen ci plateau Talk de Sen TV tey nag ñu nar a dalal kenn koo xamante ni mu ngi wuyoo ci turu Mamadou Diop Decroix Mamadou Diop Decroix nag kenn dootu ko présenté ti parce que gis nañ fi jaar-jaar yu am solo yu mu am ci langue politique bi depuis ci nguuru président Abdoulaye Wade ba jamono ji tey jii moom moo nekk njiital AJ/PADS investir nañ ko dinañ waxtaane moom ji ci investiture am ban parti la fas yéene lëkkaloo pour dem ci élection présidentielle yi 2019 taxawaayam ak taxawaayu député yi foofu ci assemblée nationale loolu yëpp dinañ si ñëwaat mais laata ñu dugg ci waxtaan bi rek dañu dalal suñu gan Mamadou Diop Decroix honorable ñu ngi lay nuyu di la dalal ci plateau Talk de Sen TV. jërëjëf soxna Amina Pape Cheikh ginnaaw bu ma sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam maa ngi leen di gërëm di leen sant ci li ngeen ma dalal tey ci seen ëtt bi fas yéene waxtaan ak man comme ni ngeen ko waxee ci xew-xewi réew mi ma profité ci aussi nuyu mbokki téléspectateurs yi góor ñi jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre. ah mais yow opposition méttiwul si yow de Ndiaga Ndiaye yi nga teg ci corniche beeg nit ñi mobilisation bi yaa nga fa ba léegi de. bon maa ngi lay gërëm wax nga ko sànq dëgg la congrès bi moom vraiment nit ñi bari woon nañu lool ma xamal la ne itam waaw ay car yu bari ñëw nañu ndax nit ñi dañ jóge fu sore mënuñoo dox pour ñëw. mais su fekkoon ne li ngay wax mi ngi ci maanaam ma féex bu ci war. ah Ndiaga Ndiaye yooyu moom xaalis la. pour indi leen waaw mais su fekkoon ne na ma ko bëggee woon mel na ni. kon dina fa ëppati. xam nga kaar yi ñi jóge ay Sédhiou Salémata Saraya Goudiri Bakel ñooñu mënoo leen mënuñoo bari. ay 4-5 par département ñoo ñëw ma di leen gërëm di leen sant nag ñoom ñëpp man li ma ci gis Pape Cheikh jàppoon naa ne façon boobu daanaka bareetut ci réew mi c'est-à-dire ñoo xam ne dañoo gont ci seen fa ñu dëkk fanaane ci oto di daw ñëw ci suba si fekke congrès bi jeex ci guddi gi ñu jëlaat seen oto traversé guddi gi dellu fañ jóge woon kooku ngëm mooy tax nga man ko te vraiment gis naa ci loolu ay ña fa ne woon ñi ay jeunes néew na nga gis ay mag dëgg-dëgg ci congrès bi loolu par delà sax du affaire sax ànd jëf affaire jeunesse su Sénégal bi ma gisee loolu jàpp naa ne kon ndekete Sénégal am na avenir parce que lu mel noonu suñu fexee ba man koo jaarale fa mu war a jaar ci développement réew mi ci defar jikko yi et cetera dina amal réew mi njëriñ loolu daal laa ci jàngat.
mais nag congrès bi comme ni ko Pape Cheikh waxee. c'est vrai aussi que baal ma soxna si. waaw congrès bi aussi tontu na am na ci ay werante yoo xam ne bu ngeen ko seetloo mosuma cee dugg ay waa ji amul nit ak amul fukki nit ak nangam na kenn mosuma dégg ci loolu parce que bon nit ki da ngay xam sa bopp. Je crois que léegi loolu moom xëy na gars yi dootuñu ko wax. ci loolu rek la ñuy ñëwaat parce que congrès bi ñu ko xoolee oto yi ñëw mobilisation bi ku romb mënoo gëm ni ci opposant moo fi woo nii ñëpp moo fi mobiliser oto bi yëpp ba jamono ji nit ñi dañuy laajte sax Mamadou Diop Decroix fan lay jëlee financement. loolu xam nga d'abord aw ma financement ma wax ko mu leer nañ aw ma financement que su ma amoon financement kon kenn kon waxatuñ ko gars yi maa leen man oui dama yàlla baal xam nga yooyu sax tàmmuma ko nag kii ak yooyu mais amoo financement mais t-shirt mais daal mën naa wax ne daal ñaata million nga def ci congrès bi mën naa wax daal ne bon non soxna si su ma amoon xaalis dëgg mais estimé ñu ñaata nga ci def ci xaalis congrès bi non bu ma ko parce que di nga leen jox ñu añ di nga leen jox ñu ndékki buñ jógee Saraya ñëw fii ñu nekk Dakar tamit di nga leen jox dara Njaga Njaay moom amul duñu ay bàyyi defal yàlla non t-shirt yi d'abord ñu bari ci sénégalais yi dimbali place ba moom Macky Sall mën na la ko abal place du souvenir mën na la ko abal quoi nga jarul ñu koy loué voilà lépp laa loué mais sénégalais da nga loué place bi sénégalais yi nag vraiment dimbali nañ maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax dëgg am na ñu bari ñoo xam ne vraiment jàppale nañ ma te du jàppale nañ ma maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant Pape Cheikh man su ma xaalis du ma booleeg nit daal su ma amoon xaalis kon kenn waxatu. Ablaye Wade yónnee na la dara. bu amoon nit du ma la ci tontu xam naa ne daal sénégalais yi jàppale nañ ma voilà loolu daal moom mën naa la ko wax. mais nag Omar Sarr ma nga fa woon. ñeneen a nga fa woon Omar maa ngi koy gërëm di ko sant bu baax moo ko met Amadou Sall mais Mokhtar Souran ma nga fa woon Bamba Ndiaye nga fa woon Habib Sy nga fa woon Clédor Sène nga fa woon délégation mu Lamine Diallo tekki ma nga fa woon professeur Malick Ndiaye ma nga fa woon damay bañ a fàtte boo demee sax am na ñu ma fàtte ñu mu ngoog. mais nag mobilisation bi nga def noonu yëpp ñu bëri dañu jàppoon ni ki yow bi nga nekk candidat ci présidentielle yi di 2019 mais mel na ni ki doo nekk candidat da ngay xool rek ki ngay allié bu ngi ànd ak moom ci présidentielle yi. waaw laaj boobu am na solo bëgg naa ci tontu lu leer man dama wuute ak ñu bare ci gisiinu réew mi fii ñu tollu tembe réew mi ni mu tëddee ni muy doxee man ni ma ko gisee dafa wuute torop ak ñu bare niñ ko gisee ci man ni ma gisee réew mi tolloo tut fu ñuy mën a joŋante pour ku nekk naan ma mel nii lii laa gisee lii laay def ak yooyu maanaam élection normale daal comme bi amoon ci jamonoy Abdou Diouf comme bi amoon ci jamonoy Ablaye Wade loolu amatu fi. ci lu leer kon élection dafa soppeeku ci Sénégal ni ñu koy tëralee. nga dafa soppeeku muy benn ñaar institution yi maanaam kenn yittee réew mi ñu war ko mën a ba tax ñu naan république nga xam ne jiite réew mi ajuñu ko ci juddu wala ci alal wala ci nangam da ngay wax ak nit ñi soo leen doyee rek ñu woteel la bu jan sooyee ñu wàññi soo ëppalee toog loolu aussi dafa toxu institution amatut Sénégal état bi. non yow sax waxal nga ko sa bopp li nga wax garaaw na de. mais dafa garaaw non pas li may wax ak garaaw non li xew a garaaw ma di ko wax Sénégal nag boobu erreur itam dañ koy def maanaam gis loo xam ne lu ne weng waaye kenn du ko wax boo ko waxee ñu ne li nga wax garaaw na alors que la xew moo garaaw. alors bu dee looloo xew mooy ñun amatuñ démocratie. non démocratie amatu fi état ci boppam moo fi amatu. mais ci lan nga sukkandiku. xam nga état dafa màbb fii mun dafa màbb état bi parce que état
mooy lii tax am réew di dox même économie soo amul état du dox. xoolal guerre bi nekk ci réew ñoom ñi yor réew mi lu leen neex def nit ñi dañ koo tàmm guerre ba nga xam ne daanaka def bokkatul sax ci lu ñuy maanaam ñaawlu ci indigné wu li tubaab wax indigné maanaam nga gis ko wala nga yëg ko sa yaram daw nga am lu la naqari dañ koo tàmm léegi xam nga kooku affaire bu yéeme la alors yooyu nag su xewee ci réew ñu naan waaw da ngay déposer foog nu def ko parce que loolu la voilà ñu ngay déposer présidence war a kii nangam parce que ñu mel noonu ma wax soo ne dama leen di seetaan ci élection bi duma ci bokk kooku su am na ñoo xam boo ko waxee jaral na leen nag vraiment seet la nga bëgg lépp ñu def ko pour nga mën a bokk ci élection bi ndax élection bi mën a am li ñu naan sirru mën a nekk élection bi mën a nekk comme ni ko jeunes yi di waxee loolu su amul ñoom fii mu ne buñ noon bokkatunu dañuy dugg ci néeg dakkase fecc parce que dama yàlla baal seen doxalin daal moom rafetut. mais nag alors yu mel noonu nag buñ ci nekkee ñun ñuy wax affaire candidat ak yooyu c'est vrai mënoon naa doon candidat parti bi dafa ne naa nekk candidat bu sañoon mais man dama jàpp ne élection bi du élection peese sa bopp wala wàññi sa bopp parce que fi réew mi toll mësu fee toll même ci jamono Senghor ma xamal leen ko mësu fa toll te lu ne ci kanam raw li bët donc li nu mën a sauver réew mi mooy opposition bi jéem a seet nu mu mën a ànde waxuma na ñëpp ànd déedéet mais ñi war a mën a ànd nañu ànd def ay coalition yu am doole ay lëngoo yu am doole yoo xam ne bu ñu dalee ci kaw Macky Sall vraiment du mën a foqati élection bi. alors loolu moo tax. mais nag dañuy faral di dégg opposants yi ñu ci ëpp dañuy wax ni ki démocratie amatul ci dëkk bi mais dem ba ne état moo amatul ci dëkk bi loolu c'est wax ji mën nañ wax ni ki dafa xaw a ëpp mais ci lan nga basé wu pour wax ni ki Sénégal amatul état. xam nga li ñuy gaañ soxna si mooy nga fekk la ne nga wax ko ñu ne li nga wax ëpp na te fekk la nekk moo ëpp. dama leen di faral di jox exemple soo demee ca gare routière ba di dugg oto ñu ne oto bi fukki nit a ci ne ñu def ci ñaar fukki nit boo ne yëkkatee sa kàddu pour wax ne nañu bu kenn def loolu am na baat yooyu boo ko ca tegee yow dañ lay móolu yow ndax boo ne nañu dindi oto bi ëpp na nangam lii mën naa indi accident day aan kuf ma la waaw yow mi wax loolu la ñuy muslu la ñuy móolu au lieu ñu móolu surcharge affaire bu garaaw la ça bu ñu soppiwul sunu mbir wallaay maa la ko wax ni bu ñu ko soppiwul du baax xam nga maa ngi sànq bi may ñëw maa ngi déglu benn journaliste mais xëy na sax ma yem foofu rek xëy na dinaa ci tontuwaat parce que da doon wax ca la xew assemblée te xam naa di ngeen ma ci laaj. non dinañ ci ñëw dinañ ñëw ci assemblée mais sa terme yi la ñuy dellu nee nga lii ci kanam rawi li bët li ci kanam rawi li gët ndaxte yow da nga jàpp ne Macky Sall bu nar a foqarti ay élection ngeen jàkkaarloo diis na de wax ji encore une fois. lu tax mu lu ci diis foqar ci élection moo diis wax ja wala wax jee diis wala tudd ko moo diis. lu ci foqar ci élection moo diis. kay Sénégal dépassé na loolu. ah bon dépassé na foqati élection. boo demee ba ñu ne Senghor sax li ñuy dund tey moo yées li fi nekkoon ci Senghor. ah waaw parce que Senghor dafa leeroon na Senghor da ne bëgguma parti voilà mu jeex tàkk maa yor sama yat laa yor bu kenn yëngu ku yëngu ma dóor la. voilà man mi dóor na ma tëj na ma juróomi yoon Senghor jàpp ma juróom-ñaari yoon
kon kay dóore na ak ñi ci dee ak leneen ak leneen ak leneen mais leeroon na bu ko defee ña ragal dugg ca ron lal ya toog jàpp seen jàpp waaye ñane du fi amee jàkkaarloog moom luñ ci góobe gar noonu loolu la ñu def mais kii nag dane voilà démocratie ma dégg déggoo ñu élection sax kenn mënatu koo sàcc ci Sénégal dégg nga loolu la ñuy wax te pourtant nee naa leen sax xëy na wote fukki yoon ak fanweer mënatu la am ak yeneen yu façon yu mel noonu mais foqati nañu élection bi député yi ci Khalifa Sall dañ ko foqati ci lu ñëpp xam jëli kayit jox juróom-ñaari junniy nit ñu dem woteel leen ñu rawee nañu Khalifa Sall ñaari junniy carte ak lu topp te joxe nañu juróom-ñaari junniy kayit yu valable ko kay foqati la. est-ce que Sénégal ak yeneen yoo xam ne dund ngeen ko xam ngeen ko boo demee Fuuta nee na moom Fuuta dafay am 100% xam naa ne du ko fa am 50% sax wóoratut ndax defu fa dara dégg nga boo demee Fuuta am na 400 junniy nit ak juróom fukki junniy nit yoo xam ne duñu añ duñu reer suñu leen ko joxut ca Fuuta te nga waroon a mën a développer agriculture parce que dex gaa nga fa ndox mu neex nga waroon a mën a fexe ba waxuma la sax ñoom ñu mën a dundal seen bopp mais dundal Sénégal nga waroon koo mën a defoo ko ba foofa 200 junniy nit boo leen joxul ñu lekk duñu añ duñu reer. mais nag yéen a jiitu alors yéen a jiitu Touba gii nga xam Touba gën a jege Matam mas ngaa dégg ñu naan am ñuy carte yi wote doo ko dégg ñëpp dañuy jot bu bés ba day teel a commencé nit ñi wote normal dem xëy na sax bureau boo xam ne opposition nekku fa dinañ ko sàcc foofu nag moom sàcc lay doon bu boobaa du doon foqati sàcc maanaam bu 200 nit wote nga ne 400 a wote daal ne ci 400 yi Macky Sall am na ci 300 ak juróom-ñett fukk ñaar fukk yi ci des nga séddale ko opposition bi loolu mën naa am mais la war ci élection lépp day yegg Matam 700 kilomètres Touba gii 200 kilomètres ba takkusaan jot matériel électoral amul non loolu nag élection député la fii nag élection présidentielle boo ku yaakaar ne la xewoon mën nga koo defaat fii affaire bi dina indi jéye yu rëy te bu boobaa ñooma foofu nag lay waxe man sénégalais yi war nañoo bàyyi gis jaan di dem ñu seetaan ko ba mu yegg fu mu warut a yegg nga jóg ñu naa la defal ndànk. opposition bi daal jàpp nañ ni ki Aly Ngouille Ndiaye ne fait pas l'affaire ñu jàpp ni ki aussi élection yi du doon élection yi transparente mais démocratie Sénégal fu mu toll nii ndax sàcc élection mënati na fi nekk. est-ce que élection. ndax sàcc élection mënati na fi nekk. non du déggoo li ma la xam nga li ma la wax du sàcc mooy dugal sama loxo ci poosu Pape Cheikh Sylla te yëgu ko. jël la fa ne looloy sàcc waaye ñëw jël sama paaka teg ci bolik Pape Cheikh Sylla dugal sama loxo ci poosam jël la fa ne. kooku kay du sàcc kooku foqati la tudd. ñoom dañuy foq agression la tudd voilà. ba yaa ngi xuppaate de. non xupp ma dama wax li ci ne ku mu neex nag nga jàpp. jéey bu amee nañ xam ne ñoom la pare nañu. non néew xam nga ba léegi néew ma pare nañ. dama ne lu xew lii ñuy def ñoom suñu ko bàyyiwut lu xew ñooma loolu laa wax ñun koy parewuñu bu nu pare woon lii xew du xew. mais est-ce que également opposition bi gisul rek gisuñu ni que président mais nag su xewee c'est-à-dire situation bi bu boobaa beneen façon lay doon parce que peut-être ñun ñi sax ñeneen ay ñëw football ñun ñu taxaw yi fële ten maanaam réew mi nekk ci ay situation am ne kenn du xam nu mu demee. non est-ce que opposition tamit gisoo leen ni ki président Macky Sall dafay am 2e mandat moo tax bu ngeen jógee ku jóg ne élection yi duñ ko def dans la transparence et tout est-ce que ragaloo leen ni président Macky Sall dafay am 2e mandat. non xam nga man nekkuma ci ay premier 2e ak 10e mandat mais il faut ngeen nekk ci parce que loolu ngeen nekkuma ci premier
ak deuxième ak 10e mandat sénégalais yi bu ñu bëggee fal Macky Sall fukki yoon mu am fi juróom fukki at nañu ko def duma tere nelaw man parce que awma problème ak Macky Sall wala Pape Cheikh Sylla wala keneen awma boobu problème dégg nga li may wax li may wax mooy bu jëkk am réew balak puudar a koy joxe da ngay tojum réew ñii daw ñii damm ñii dee ña fa des nga yilif leen ba keneen ëpp la doole ñëw toj réew ma yilif ko léegi dañuy wote rek bu jan sooyee ñu wàññi moo ëpp yërmande am déet waaw léegi nag règle yañ tegoon bu dee am nga lu ko gën nga ne waaw man defe naa lii moo gën nañ ci waxtaan ba ñu mànkoo ci ñu doxal ko mais règle ya ñu tegoon te muy fonctionner di dox normal nga teggi ko teg yeneen yoo xam ne ñu ngi ko séqal nee nañu la règle yi baaxut ponk yi baaxut ak sart yi baaxut àndunu ci nga ne dama koy def par force looloo fi am moom moo taxawoon ba mu nekkee ci opposition ne ministre de l'intérieur Abdoulaye Wade mënta organiser élection Abdoulaye Wade ne d'accord fekk si naa leen ci teg naa Cheikh Gueye haut fonctionnaire inspecteur général d'État farut fenn Macky Sall ci boppam jël kàddu ne Cheikh Gueye sax doyuma parce que ci Ousmane Ngom la aju te Ousmane Ngom ay ministre de l'intérieur moo ko waxoon léegi mu doon président de la république jël Aly Ngouille Ndiaye teg ko ministre de l'intérieur ne ko organiser l'élection su Aly Ngouille Ndiaye noppi woon ne tekk def li muy def xëy à la limite xëy na mais dafa toog ne man Aly Ngouille Ndiaye li may def ba Macky Sall mii sama mbër falu dinaa ko def dinaa fexe ba bindu wutoon bindu dinaa fexe ba ku jotuloon saw carte jot ko dinaa fexe ba ku bëgg a woteel Macky Sall moo ko wax alors ñu bëgg a jël loolu teg ko fee mel ni compté wut ñu ne déete waay fichier électoral bii nga xam ne ci la ñuy wote turi nit ñiy wote ne ci nu loi yoon ne parti politique yi am nañu sañ-sañu seet ko lu ñutu ko nuñ koy waxee leerlu ko nu ñëw ne dañu koy def ñu ne du ngeen ko fi defe ba suñu jonn yàlla yi tey ci ku xam la xewoon ca élection député yi daaw yàggut ñépp fekk nañ ko nga mujj nañ ne may pour nga saytu ko Sénat nga xam ne mooy kuréel gi nga xam ne su nguur gi jàddee yoon moo war ne ko yow jàdd nga yoon dellul sil ci yoon ñu di leen jox xaw ma juróom-benn téeméeri million la ci budget xaw ma kenn déggu leen ñu ngi ne muut di seetaan ak yeneen loolu yépp nag opposition baa ngi wax société civile sax dugg nañ ci lanu doon wax démb ak bërki démb société civile la nga koy wax tey ñu mel ni dara xewut léegi bu ñu yeggee ñu ne waaw dañuy def jàmm nangam na non ñoom ñi ngi dajale matt mi nar a taal réew mi ma wax la ko tey ñi ngi koy dajale sotti essence kos des moo ci des non te duñ ci wax man dinaa ci wax ba ñépp dégg ma dëgg mais tey jii investir nañ la amaguloo choisir guloo parti bi ngay àndal mais ñu bëri njortu nañ li ki PDS parti démocratique sénégalais ngay àndal dem élection présidentielle. alors ànd bi man bi ñu ñëwee ci congrès bi dama poser question yi normalement parce que man suñu parti démocratie moo fay dox ndax parti bi ay nawle lañu waaw ay nawle man duma jël di décret ci parti bi déedéet diway jiitu diwa ci topp nii lay dem non c'est pas ça dama ne affaire bi situation baa ngi nii matle nañu suñuy parrainage voilà parrainage yi 50 et quelques mille la wala 60 et quelques mille weesu nañu 80 000. jaay naa leen mat la woo leen dara. alors danoo mënoon naa ko indi fii nga gis ko. danoo yeex na noo commencé mais passé nañu ko waa Touba rek am nañu 10 000 parrain ñu ne ma ne leen donc parrainage yaa ngi
li ci des mooy nu seet ndax dañuy doon candidat man Mamadou Diop wala déet suñuy doon candidat ñu waxtaan ci yan condition bu dee duñu doon candidat coalition moo fi sës coalition bu dee moo fi sës am na foo xam ne ñoo nga fa depuis 2012 muy Front patriotique pour la défense de la République ab lëngoo la boo xam ne fukki parti la ak nangam ak ay organisation front boobu Abdoulaye Wade mooy président man maay coordonnateur front boobu laata ñoom Idrissa Seck ñoom Malick Gakou ñoom Khalifa Sall di bàyyi Macky Sall ñoo fi newoon di xeex ak Macky Sall Macky Sall jàpp na ma ci front boobu ñaari yoon ñuy xeex bon donc sonn nañu trop ci front boobu Macky Sall jàpp na ci lu ëpp téeméeri nit tëj na ci kaso xëy na ba war naa bare xëy na mat na ñeent fukk bon kon dañoo xeex bi léegi nag mën na noo dem ci front boobu jéem a seet nu ñuy ànde wala ñu seet ñeneen yooyu daal noonu daal laa ko posé. kon léegi investiture bi congrès bi loo si bëggoon prouver est-ce que jaroon na ko. loo doon prouver ci investiture bi. mooy wax parti bi décider ci lu ñuy def. wane ne âge yi mu ngi dund ba léegi. non parti bi décider ci lan la ñu war a def parce que man mënu ma koo décider. loolu tax ñu dajale congrès bi. mais bu ngeen poser question yooyu ci table ji joxe parole bi. mais bu ngeen ànd ak front bi kan mooy nekk seen candidat. c'est-à-dire voilà c'est la démocratie dafa toxu ci réew mi. gisoo ni nga fonctionné yow sa bopp sa démocrate dafa toxu parce que yow jàpp nga ne war naa mën a parce que nee nga ndax jaaroon na convoqué congrès kon mooy mën naa toog man non laaj bi rek mooy est-ce que da nga bëggoon prouver devant les Sénégalais que ne sa parti mu ngi dund ba léegi looloo waral cérémonie congrès d'investiture bi politicien mooy def loolu politicien maanaam politicien nu ma koy waxee sax koo xam ne saayir se amul baatin saayir rek maanaam wanewu daal. yow weesu nga lool. man waaw weesu naa foofu yàgg na nag du bërki démb moo ko weesoo d'ailleurs mësuma cee toll sax far ba di ko weesu mësuma cee toll dama ne convoqué naa parti bi congrès ne leen lii mooy situation bi qu'est-ce qu'on fait ban sax joxewuma sama point de vue te ña ko fekke ñu wax la ñoom luñ la wax luñ la wax leerul waaw attends déglu ma rek ña fa newoon ñu ngi may dégg te samay nawle nañu kon xam nga ne du ma wax lu kii dama leen déglu joxewuma sama point de vue ñu jël parole wax ñu bare wax nañu ñi ci ëpp li ñu wax mooy mënuñoo 2012 ba tey ñu nekk ci benn coalition amuñu candidat ne def dañ fa naan ñukk coalition boobu di seet beneen coalition surtout que coalition boobu candidat ba fa ne Macky Sall nee na du doon candidat. ok kooku day mel ni léegi lay tontu ci ñi naan Ablaye Wade ak Karim Wade ñoo leen imposer loolu parce que fi mu nekk nii ànd ngeen d'accord ànd nawle nga wax mais tamit am na foo xamante ni ñoom féete nañ lañ ko jiital nañ la ci kon ñoom ñoo leen imposer d'une certaine manière que ngeen gunge seen candidat. man na maa imposer dara nit mën na imposer suñu parti dara nan la ma koy imposer Abdoulaye doonatul président de la République yoratul décret joxuma njël joxuma añ joxuma reer joxuma ndékki kon lan la ma mën a imposer et puis man nekkuma ku ñuy imposer même parti bi suñu bëggoon a taxawaay bu mel ni dañuy koy imposer man en tant que secrétaire du ma damay bañ. waaw mais li Tanor Dieng def fële ci Benno loolu nga def yow ci ku jégi Ousmane Tanor Dieng dafa jël parti socialiste ne dafa ànd ak Benno ànd ak Macky Sall depuis le début di ci xeex ba fii kon du logique mu bàyyi fa Macky Sall candidat di wut ñoom candidat au parti socialiste yow tam nga ne da nga ànd ak Ablaye Wade ci seen coalition bi di xeex ba fii du logique nga bàyyi Karim Wade comme candidat di wut seen i kan yéen a bokk méthode yow ak Ousmane Tanor Dieng. xam nga différence bi fee c'est la soupe fii c'est la braise loolooy différence fee c'est la soupe dañoo bokk ndab fii nag ay sacrifice la ñu bokk maanaam coono tëdd kaso ñu jàpp la. mais yow mënatoo wax dara Ousmane Tanor Dieng ci doxalin bi. pourquoi
yéen a nduroo li ngeen def. lu mu nduroo déedéet déggoo li ma la wax. fee guddi la fii bëccëg la loolooy différence bi. parce que fii lu ñuy lekk amu fi. fii. yendu àll fanaan àll diñe fande ak kaso ak leneen sax xëy na lu ko raw moo fa am. fee nag dañoo bokk ndab. loolooy différence mais est-ce que tamit xalaatoo leen ni que. ensuite man li may def ak suñu parti Karim Wade taxul Abdoulaye Wade taxul Sénégal a tax c'est très important bu fekkonte ne nit ñi dañuy doxalee li laaj bi joxoñ bu fekkoon ne dañuy doxale noonu kon àddina tukki. am na ci suñu réunion ku ko wax ku ne way bon Karim Wade doon président dañu nar a nekk ci difficulté vaut mieux ñu seet feneen am na ku ko wax mais kenn rek ko fa wax ñi ci des waxuñu. mais ni ngeen fas donc il faut ñu vraiment Pape Cheikh bon xam naa ne yéen ak Amina ni ngeen di laajee c'est bien parce que sénégalais noonu la ñuy doxe mais man doxewu ma noonu. maanaam way Ablaye Wade way Karim Wade way non Khalifa Sall mi ngi nii war a mën a nekk candidat ñu tëj ko kaso donc daal ku nekk en difficulté daal dañ la war a bàyyi seetaan la mais kon fu ñu jëm loolu mooy kon li Macky Sall bëgg nanu taxawe noonu mooy li ñu naan ay bon plan B nañ seet leneen Macky Sall dégg nga maam affaire bi jaral na ko lu ne mais ñu nit mu jaral nu lu raw li mu jaral Macky Sall. non mais est-ce que sa parti bu amoon doole bu mu waroon am. mu am taxawaay dem président waaw ñu bëri dañuy jàpp ni kii peut-être que parti bi amul doole bu muy demee présidentielle moo tax mu bëgg a lëkkaloo ak beneen. mais su ma amoon doole Macky Sall du fi taxaw kon lii sax du fi xew lii ñuy def nii ku jàppal bàyyi du fi xew bu ma amoon doole. mais effectivement aw ma doole donc su fekkee aw ma doole mais mën naa am xalaat ci mbooloo la ñuy mën naa am parti bi mën naa am détermination militant yi mën nañoo am xalaat ñu boole suñu doole ak suñu xalaat ak ñeneen parce que attention Abdoulaye daf ma ne déglu naa la ci benn émission waa ji naa la da ngay langaam da nga ko waroon a ni nga ko tontoo ànduma ci ma ne ko lu tax mu ne ma da nga ko waroon ne Abdoulaye day langaamu ma ne ko lu tax mu ne way parce que bu dee damaa am 80 te 100 laa soxla yow nga am 10 kee am 6 kee am 4 mais sunu àndut kenn du dem kon nit ñi dañuy jaawale lëngoo ak langaam et c'est la vérité. mais dafay fàttali dafay indiwaat ci taabal ji juddug AJ/PADS ñu ngi fàttaliku feuilleton bi ak Landing Savané boobu ci nguuru Abdoulaye Wade la woon cheminement ba léegi dafay dekkilaat loolu noonu ñuy wax ne Abdoulaye Wade moom moo adoubé woon ki nga xam ne Mamadou Diop Decroix voilà que AJ filialu PDS la. xam nga loolu xam nga wax wolof dafa ne bu njaab yàggee rek nga war feeñ dellu wax ne yàgg du saabu waaye dina fóot ba nu àndee Abdoulaye dañu def woon ne cër ya ak daraja ya moo taxoon waaye cër ak daraja amatu fii coonoo fi am guddeeg bëccëg ngay dàqeeg alkaati yi di la jàppal bàyyi ñu bari sax dañu ne ndax jar na ko ñu bari dañ may wax oui vraiment li nga kii nangam est-ce que doo noppalu pourquoi may noppalu te réew mi ñu def ko ba tey ci jatan ko njatt ko di ko exploiter guddeeg bëccëg alal ji ñu di ko ronk di yóbbu bitim réew guddeeg bëccëg ñu ne ma demal noppalu est-ce que loolu ma enfin xëy na maa dépassé peut-être man maa dépassé mais man dama jàpp ba tey ne Sénégal a ngi fi askanu Sénégal a ngi fi bëgg nañu seen bopp bëgg nañu lu baax te bëgguñu ñu jatang leen ñu teg leen buumu njàmm mais te man ci xeex boobu lay xeex moo tax ku ko dul jàngat ci samay àndandoo samay defin ku dul jàngate noonu doo xam ni may def AJ/PADS voilà ñu jàpp ni ki moom su ma juumul depuis juin 2009 ngeen gëj a am seen congrès ba ren ji lan moo expliqué temps bii nii
bon xëy na mënuma dugg trop ci détail bi mais am naa responsabilité ci affaire bi parce que suñu daara ci fi ñu jaar ci politique dañu mas a moytu ñetti yëf ci la ñu màggee dañ doon moytu xaalis ak jigéen ak sàngara waaw dañoo tàggat ci loolu ba tax suñu danoo mas a xeeb négliger mbiru xaalis erreur la néewuñu la demal sàcc demal kii mais war ngaa fexe liggéey xaalis boo xam ne war nga cee mën a def sa politique mais defuñu ko. moo tax ay gars yu dul dara waxuma ñëpp de am na fi ñoo xam ne j'ai beaucoup de respect de considération pour ñoom ñu ngi fi di kurkuri xëy na ñun lañu mënuloon a làqar ci ñoom làqar ci nañ ko mais à côté de ça am na ñu ab tekkiwul dara yor xaalis gars yi topp leen. loolooy mbir mi. Mamadou Diop Decroix ci plateau Talk de Sen TV Aminata mën nañu dem benn pause bu ndaw xool suñu partenaires commerciaux yi dellusiwaat ci. Kleenex gaamu produit bu baax la bu ñu taamu ñun yaay yi ngir toppatoo suñu bébé am na couche ultra absorbante lingette poudre talc am na crème huile eau de toilette ba ci gel shampoing Kleenex mbégte doom ak yaay kese la. Disponible chez Casino. Mes journées sont très mouvementées, alors il me faut un partenaire avec beaucoup d'assurance. Mon choix, c'est Intimax. Intimax, une serviette fine au voile micro-perforée et ultra absorbante. Intimax est conçu avec un gel qui capte et neutralise les odeurs. Avec Intimax, bougez en toute liberté. Intimax existe aussi en gel intime et protège-slip. Mamadou Diop Decroix kon Aminata nga nekkoon ci congrès bi. waaw. congrès bi nga xamante ni depuis juin 2009 defuñu ko moom mu jàpp ni rek ni ki peut-être moyen yee des. tontu naa ci oui tontu naa ci. waaw mais tamit. tontu naa ci. dafa sàggane woon xaalis facteur xaalis léegi yeewu na ci loolu mais defaru ci nguur Ablaye Wade. fi gars yi di defaroo nga nekkoon ministre d'accord mais ba moo xëy de toute façon man maa ngi nii rek. yow kay gis nga ma. fi gars yi dëkk nga dëkk et puis voilà nekkoon nga fa ministre. et alors. ku nekk ministre daal daa war a doon milliardaire. bari na ci ñoom de. bari na nguuru Ablaye Wade bari na ci vraiment voilà. mais tey jii lan mooy sa relation ak Landing Savané. sama mag la comme ni ma la ko mas waxee ni ma koy waxee toujours sama mag la mënoo ànd ak nit fanweeri at mbaa boog man mënuma ko ne ku baax la après ngeen tàggoo nga ne ku bon la loolu ok yéen a ngi déggante mu ne yéen a ngi déggante gisee nañu bi Bruno nga génnee àdduna waaw ñu nuyoo waxtaan ok ñu dem assemblée nationale noo gisee rôle opposition parlementaire bi. Opposition bi vraiment ñu ngi tax am nañ taxawaay bu yàgg assemblée nationale sénégalais yaa ngi koy suivre ñu ngi xeex bu baax a baax intérêt réew mi di ko sàmm di jàppante ak gouvernement bi ak voilà vraiment ñu ngi def seen liggéey bu baax a baax rafetlu naa ko daal. waaw assemblée nag bari na ay pëcc xoo fan yi dañuy teewlu benn vidéo boo xamante ni ñi ñi commenté nañ ko lu bari semaine bële passé la ak diggante député Cheikh Mbacké ak Moustapha Niass ñu teewlu ko ñëwaat. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim rabbi asrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. asalaamaaleykum monsieur le président maa ngi leen di nuyu monsieur le ministre maa ngi leen di nuyu seen collaborateurs
di nuyu sama mbokk député yi et monsieur le président jàpp naa ne nit nga koo xam ne bëgg nga dëgg nit nga koo xam ne bëgg nga lépp leer ndax ni ko waa majorité bi waxee jàpp naa ne war nga koo bëgg te dama jàpp ne nun assemblée nationale bala ñoo digle sangu nun ci suñ bopp ñoo war a njëkk a sangu ndax ñëpp xam nañu ne budget bu assemblée nationale ci règlement intérieur bi dafa am lu mu wax ci budget bu assemblée nationale dafa wax ne maanaam ci article 18 dafa wax ne les questeurs sous la haute direction et le contrôle du président sont chargés des services du matériel et des finances de l'Assemblée. Ils préparent sous la direction du président et en accord avec le bureau le budget de l'Assemblée qu'il rapporte devant la commission de l'économie générale, des finances, du plan et de la coopération économique. te gis nañ ne lii amul def naa ci at ba fii bëgg a def at ak genn wàll ci musuma gis lii ni ma amee nag sañ-sañu njëkk a nekk ab président groupe parlementaire ñëw ne nañu appliquer règlement intérieur bi jàpp naa président yow nit ku dëggu nga war nga d'accord ñu appliquer ko ndax man jàpp naa nit ku dëggu ku ne foofu ngay taxaw gis nañu ne article 31 dafa wax ne la commission de comptabilité et de contrôle est chargée du contrôle de la comptabilité et de la gestion des crédits inscrits au budget de l'Assemblée nationale. À cet effet, un rapport écrit portant notamment sur l'état des crédits et la situation des dépenses engagées doit lui être fourni par les caisseurs à la fin de chaque trimestre. te gis nañ ne boobu ba léegi commission boobu mës a daje commission boobu mës a daje bi ma la laajee nag yow da nga ne ma ñi jiitu woon mësuñ koo def moo tax yow du appliqué ñaari article ma jàpp ni nit koo xam ne dañu wax ne nitu dëgg nga waroo xool ci ñi jiitu woon nun suñ yoon nekku ci tey nun la yow la nun la yow la appliqué ko président gis nañu ne aussi tamit tant que nii rek gis nañu ne toujours du respecter règlement intérieur bi ndax règlement intérieur bi jël na léegi kàddu te war a jël kàddu ndax règlement intérieur bi dafa wax ne article 69 dafa wax ne le président ne peut prendre la parole dans ce débat que pour présenter l'état de la question et y revenir. S'il veut prendre part au débat, il quitte son fauteuil. Il quitte son fauteuil. te ci fauteuil am la toog di tontu ci amul droit boobu su bëggee wax daa war a dem fale keneen ñëw présider mu jël kàddu kon violé na règlement di sànq fi may ñëw nag faneen fi may ñëwaat mooy gis nañu ne ba nga ñëwee léegi ñi ngi lay tàgg naan assemblée nationale mais personnel bi nekk assemblée nationale day ñoom dunduñu loolu ndax gis nañu ne bu njëkk daanañu am maanaam ay cadeau de Noël amatuñu daanañu am colonie de vacances ak yeneen amatuñu dara te budget bi tey la gën a yokk tey la gën a bari te budget bi bu ngeen seetloo sax même dépense de personnel amu ci kenn xamul ñu fi fayeeku ñan la jël ko xanaa def ko politique indi sa peut-être waa parti say xarit ñu ñëw di fayeeku ndax dafa yomb nañu publier ñu fayeeku assemblée nationale ñu xam ñan la yomb na ma jàpp ne président réew su bëggee dox dañ ko war a teg ci dëgg boobu mooy tax réew mi ëllëg dox waaye bu ñu xool ne rek ña jàlloon defoon nañu ko rek man dama ko war a def déedéet président yi ci jaaroon man bu ñu ko sëggee man du ma ko sëgg ndax man jàpp naa ni bis dana jot danaa laloo sama loxo nday jor te fas yéene naa lu ma gis lu dul dëgg danaa ko wax gis nañu aussi monsieur le ministre fi may ñëw mooy ci yow gis nañu ne lu mel ni Prodac leeral ni ndax Mame Mbaye Niang bi mu ñëwee fii bi ñu ko laajee daf ne Amadou Ba bu ngeen ko laajee na leen tool kon tontu ñu yow ndax nee na xam nga ci dara ArcelorMittal 2500 milliards ngeen dem signé jël 75 milliards bëgg nañu ngeen leeral ñu ndax 75 milliards yi ngeen jot wala ëpp na ko gis nañu ne itamit hôpital de Touba 38 milliards ngeen versel Olivier Picard 14 milliards ñetti sëriñ ñetti ministre séddoo ko bari ci démb résilier ngeen contrat ba jox ko beneen entreprise Sénégal perte 14 milliards yooyu bëggoon naa ngeen tontu wax ma ñan ak ñan ñoo ko séddoo ak kilifa yooyu ñan la bu ngeen ko waxul ëllëg mën nañoo joxe seen i tur jërë ngeen jëf. Honorable collègue jëlal article 69 tubaab làkk la depuis 1449 Dubélé moo ko génnee ñu teg ci fukki at François Ier signé l'ordonnance de Villers-Cotterêts le 12 avril né
ku ko jàngul jànguloo ko non 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 xaaral article 69 sëñ Mbacke article 69 dafa ne le président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question yi ramené waaw loolu kañ mooy di ku génn ci li tax ñu dajee ñu delloo si la ci yoon wi loolu la tubaab wax attention pour faire l'état de la question et y ramener booy wax loo xam ne bokkul ci question bi ramener mooy delloo si nag wala xar wala béy bu réer loolu mooy delloo si mais loolu moo tax le président ne peut pas attention si un député quitte le débat c'est l'obligation du président de le ramener ma tegal la ci leneen pardon ma tegal la ci leneen tubaab dictionnaire français dafa am moo bu ñuy wax lâcheté mooy attaqué ku mënta fayu mooy saaga ku mënta tontu loolu mooy lâcheté te loolu ngeen di def. commentaire Moustapha Niasse bu dee wax ci opposition bi yéen di wax ne ay xar ay nag yu génn gétt gi dañ leen di indiwaat lâcheté. waaw rafetlu wu ma ko de vraiment Moustapha mag la sama mag la mais ñaawlu naa trop wax jooju. mais yéenay dóoraate ay kurpañ moo tax xëy na. xam nga dóoraate ay kurpañ ma dikk foofu li xew assemblée ak ñu bare ni ñu koy àttee dafa nuroo ak li ma doon wax sànq ci oto bi bu ñu surcharge nangam c'est-à-dire nit ñi bu dara xewee du ñu seet ana dëgg gi li feeg nag nu ngi yemale dëgg ak fen du ñu ci génn ci musiba la ñu jëm maa la wax li feeg nu ngi noo ngi yemale dëgg ak fen mbir bu xewee da ngay seet dëgg fa dëgg gën a alors assemblée pëccëxoo booba lu ko waral loi organique règlement intérieur assemblée dana député bi am na fukki minute ak juróom pour wax ba juróomi minute gën ngaa néew majorité bi ñëw ne dañ leen di jox ñetti minutes opposition bi bañ mais su opposition bi bañee nañu appliquer loi bi ñoom ñu bëgg a utiliser seen majorité pour imposer 3 minutes opposition bi bañ ñu tàmpali ko. ay maire ñu ngi daal nee na lii déglu ma waa xaaral ma ñëw Pape Cheikh. ñu tàmpali ko alors nit ñi bëgg a yamale ñëpp daal di non quand même jaaduwut. jaaduwut. mais ak expérience jaaduwut mooy fii ñu jëm élection beeg li ci xew yëpp naruñoo nit ñi bu ñu moytuwut dañoo nar a jël opposition bi xoolal sànq bi may ni maa ngi dégg ne waaye parce que xeex nañu fële xeex nañu ñu ne enfin xeex en tout cas jàppante nañu fa ci conseil constitutionnel dégg naa léegi benn journaliste man nag seen xarit laa journaliste yi en général puisque bon nekkoon naa directeur de publication journal voilà tëj nañ ma kaso parce que damaa bindoon journal tëj ma kaso juróom-ñetti weer donc xaritu journaliste mais mu ne voilà ñëpp a yem ña nga fële di xeex naa nga ci lu ko jaru aha alors que dañu ne ku njëkk a déposer sa parrainage ku nekk ci sa tur bu nekk ci sa parrainage bu nekkee feneen foofee mu ne dañ ko fay dindi xam nga kon ku njëkk a déposer am nga avantage ñu ñëw bëgg ne APR maanaam Benno Bokk Yaakaar bi Macky Sall jiite doon ci candidat moo jëkke loolu jarut xeex su fekkee jëkkewul su fekkee moo jiitu amul problème mais bu jiituwul dañ ko faa war a bàyyi ku xeex ak ñooñu daal yaa ngi ñoom a yem non quand même nañu bàyyi parce que loolu mooy naafiq te naafiq du nu jëme ci fu baax naafiq du nu jëme ci fu baax dégg naa sax ñu ne naafiq mooy doon nu ñu koy waxee wasu safara maanaam loolu téye cin loolu was mooy téye cin mais ak expérience bi nga am ci assemblée nationale est-ce que yaakaar nga ni ki 13e législature bi mu ngi jouer rôle bi nga xamante ni mooy rek contrôler action gouvernement non du ko man du ko def mënu ko dina am nag ay député yu baax
ci opposition ak ci majorité am na ci majorité Benno Bokk Yaakaar bi ay député yu baax soxna si ma wax la ko tey parce que man nekkuma fi pour di non am na fa ñu baax mais mënuñu ko parce que système état moom màbb état bi dafa